salaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi seetaan Mbour TV matinal am mbégte jàkkaarloo ak yéen sa émission bi saa su nekk ñu ngi xëyandoor ak yéen di dox si lu leen neex waaye tamit di leen nuyu yéen ñëpp kenn ku si nekk fu nga mën a nekk ñu ngi lay nuyu bu baax di leen ziar di ànd ak sama ñaari siste yi si plateau bi Binta ak Aïda tey nag nekk alxames fukki fan ak juróom-ñaar si weeru janvier 2019 Binta na nga def maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Djib Diop Ndiaye nuyu sama sister Aïda nuyu téléspectateur Mbour TV di leen rek seen émission bi dooratina Mbour TV matina la sister Binta dina ñëw ak yéen si seen rubrique Dóor waar su ko defee rek Djibi dama lay daal di jox kàddu bi rek ba si kanam. jaajëf sister Binta borom rubrique Dóor waar liggéey bi nga xam ne nit ñi ñu ngi koy def si dëkk bi mu ci dox di ci def ay reportage yi leen wan askan wi ku ci nekk li ngay liggéey ak njëriñ li ci nekk Aïda na nga def maa ngi lay nuyu. Djibi maa ngi lay fay la sister Binta maa ngi lay fay mbokk yi xaritu téléspectateur internet Mbour TV yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu kilifa diine kilifa aada fépp fu waay mënti nekk rek ñu lay fekk ba fa nga nekk di la jox sa wàccuwaay di nuyu kilifa diine yi comme ni ma koy waxee rek saa su nekk waaye di ñaanal yàlla ñi ci hôpitaux yi yal na yàlla fuggi seen bopp ba ñu mën a dellu ci seen njaboot ñi nga xam ne caabi da leen a féete ginnaaw yal na yàlla delloo leen seen njaboot ba ñu bañ a def leneen lu leen fay dugalaat waaye ñi nga xam ne amaguñu borom kër ak ñi nga xamante ne amaguñu soxna yal na yàlla gaaw leeral lépp ba lépp mën a aajo yëpp mën a faju saa su nekk nag nii lay demee ak la sister Aïda ngeen di am seen rubrique société ak civisme xanaa ci kanam tuuti rek ñu gën ko faram fàcce mu gën a yaatu. loolu lan moo xew tey ci dëkk bi. dëkk bi Djibi li fi xew bari na su ma ko naree wax fii laay fanaan xam naa damay mujjee muñu rek. ñu ànd ak Aïda tamit ba tey dem seeti suñu sponsor leader muy Binta Fashion Aïda ñu dem xooli ko. waaw dañuy dem rek régie seetaan waa kër Binta Fashion Cheikh Koumba daal di dellu si waat ci seen plateau Mbour matinal. képp ku bëgg lu baax bëgg lu yànj bëgg lu rafet bëgg foo sañsee génn ñu xoolaat la jokkool ak kër Binta Fashion kër Binta Fashion Cheikh Koumba gérant bi moom mooy Ahmed Bibi Ndiaye wala nag gérante bi di Bourel Gueye képp ku bëgg ci sañse yu rafet yi képp koo xamante ni bëgg nga montre bëgg greffage ci couleur bu mu mënti doon cheveux naturel original képp koo xamante ni bëgg nga écran plat képp koo xamante ni bëgg nga matériel buy jógee fële ca Dubaï directement wala ca États-Unis directement demal seeti kër Binta Fashion chez Koumba gérant bi di Ahmed Bibi Ndiaye ak Bourel Gueye bu la neexee sax da ngay woote ci numéro téléphone bii di 77 987 58 37 jëlal 77 987 58 37 kooku moom mooy Bourel Gueye nga woo ko rek mu fekk la fi nga nekk indil la ci marchandise boobu wala nga woote ci 77 774 60 68 kooku moom mooy Ahmed Bibi Ndiaye wala nga woote ci 77 021 55 71. képp koo xamante ni bëgg nga ci sañse yi dëkk ci Ngaparou Somone Ngekoox wala Sindia mën nga woo kooku ci Ndey Coro Boy ci 77 185 72 27 mu indil la ko ba sa kër wala nga woo Mamadou Petit Boy ci 77 419 93 09 yow mi dëkk Ngaparou Somone Ngekoox wala Sindia ci numéro téléphone yooyu ngay woote ñu indil la yére kër Binta Fashion yi. gérant bi moom mooy Ahmed Bibi Ndiaye wala kooku di Bourel Gueye numéro téléphone bi 77 la 987 58 37 wala 77 774 60 68 wala 77 021 55 71 lépp luy matériel bu jógee fële ca Dubaï original nag waaw yaa xam yére la dàll la saag la greffage la perruque la cheveux naturel la wala montre wala matériel électroménager wala ay téléphones yoo xamante ni ay classe la yoo xamante ni ñu ngi jógee fële ca Dubaï wala ca États-Unis directement kër Binta Fashion chez Koumba moo leen di may seen émission Mbour TV matinal. ay ca bàkk ba jibatina waa kër Binta Fashion ñëwati ak seeni fem ak lépp loo xamante ne lu baax la rek askan bi di ko soxla dañ koy am comme ni ma leen koy waxee saa su nekk Binta nee na qualité moo gën quantité
ba tax na waa kër Binta Fashion chez Kumba dañuy dox ci lépp loo xamante ne ni marque la ba tax ñoom dañuy jaay li nga xam ne mooy cheveux naturel 100% waaye frontal taille boo bëgg am na coupe carré yi am na couleur greffage yëpp am na lépp loo xamante ne nag yëre la mbaa dàll wala tissu xew sax dañ koy jaay bàyyiwuñu sax garniture ñoom daal lépp la ñuy jaay ñoom ñooy lan waaye defal yàlla lañ koy wax loo am solo loo am bagage comme niñ koy waxee rek xale yu góor yi yéen it am ngeen fa ay Lacoste wala ay chemise wala lépp loo xamante ne costume la wala super 100% coton dañ koy jaay comme niñ leen koy waxee rek numéro boobu di affiché ci suufu écran bi ku ci bëgg rek foofu ngay woote ñu daal di la koy defar livraison à domicile. Binta Fashion suñu sponsor bi ñu ngi koy gërëm bu baax a baax di jaay qualité ak am quantité tamit waaye di jaay qualité bi moom mooy stock boo bëgg rek am na fa waaye tamit qualité bi mu ngi fa originalité bi lépp la ñuy jaay foofu noonu di Binta Fashion ñu leen di nuyu bu baax a baax di leen gërëm ci ànd bi ngeen ànd ak ñun ci seen émission Mbour TV matinale waaye nag dañuy avancé li nga xamante ni moom mooy météo du jour ànd seeg yéen ngeen ñu dem xool ji li nga xam ne moom mooy prévision yeeg température yi nga xam ne moom moo am jamono ji ci Sénégal ak ci gox yi nga xam ne ni ñoom ñoo nekk ci biir réew mi ñu dem météo ñëwaat léegi ci plateau. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, cette météo de ce jour débute avec cet avis de vent fort. Donc, un vent assez fort de secteur nord pouvant atteindre ou dépasser 40 km sur toute la côte à partir du vendredi 18 janvier à 6 h du matin jusqu'au samedi 19 janvier à 23 h. Cette fraîcheur nocturne et matinale qui sera de mise sur l'ensemble du territoire sénégalais et des bandes de nuages d'altitude en provenance du sud-ouest qui vont intéresser par endroits le sud du pays, laissant le reste du pays sous un ciel ensoleillé. Prochaines 24 heures par une baisse toujours généralisée des températures sur l'ensemble du territoire sénégalais. Comme je vous l'avais dit tantôt, cette baisse sera beaucoup plus marquée vers la Petite Côte à Mbour qui enregistrera 15 degrés. Une moyenne de 18 allant de 20 degrés sera notée sur l'ensemble du territoire sénégalais, hormis Tamba qui enregistrera 22 degrés qui sera le maxi des mini. Donc des températures qui vont atteindre les 39 degrés. 39 degrés qui sera attendu toujours vers le Sénégal oriental sur l'axe Matam-Bakel allant un peu vers Tamba jusqu'à Kédougou qui vont atteindre 39 degrés sous un ciel ensoleillé. Retenez aussi cet avis de vent fort qui va débuter dès ce vendredi à 6 h et qui prendra fin le samedi vers 23 h. Ceci met fin en votre bulletin météo. merci jërëjëf météo du jour mu ngi noonu kon gis ngeen li nga xam ne nii moom mooy jaww ji nu mu mel ci wàllum sedd ak ngoon gi day xaw a am tuuti tàngoor waaye tamit ngeen xam yére yi nga xamante ni moom ngeen war a sol su ngeen xëyee ak li ngeen war a yendoo jamono moom bu naree changé rek da ngay changé àndoon mais maa ngi gis si gars yi ay rétro yoo xamante ni ay xeetu nit. ji man xam naa. non mais Aïda yow Aïda non Aïda moom ay. barki démb man du ma ko seetaan parce que yooyu mënatuma koo xool damay ree. barki démb. waaw honorable député Sira Ndiaye dafa xool sama statut bi rek daal di may message ne ma Aïda ma ne ko mu ne ma saa boo jullee del bonus yàlla ñaari rakka. mais Sira mais gis naa statut Sira mais sinon mais Aïda yow baaxul quoi. ma ne ko honorable lan moo tax mu ne ma Aïda sa changement dafa ëpp waaye ku ne loolu ngay ñaan yàlla. ku ne da ngay ñaan changement tamit. mais am na changement yoo xam ne dafa ëpp da ngay gis kii ci photo bi de si ñuul xoolal ba mel ni ëpp na ndobin moo koy raw mais da ngay gisaat après day xëy pecc mel ni changement la dañuy ñaan yàlla rek mu gën a yokk mais xale jigéen ñi war nañoo sant ñi defar tube yi. waaw am na ko ne ma war ngeen gërëm skin line
jamono iskin laay gars yi dañ ci doon rey xeesalkat seen yi bopp waaw. xale yiy xeesal war nañoo gërëm ñi defar tube. Waaw. parce que bu dul woon ak ñoom du baax. changement yi ëpp na da nga ciy gis ku ci ñuuloon kukk yenn temps mais après boo xoolaatee 2019 da nga naan lii non c'est beneen affaire la quoi. non ëpp na garaaw na Binta ñu ñëw ci li nga xam ne moom mooy rubrique Dóor waar xam naa war nga xool gars yi jaay xeesal yi ñu dañuy changé gars yi quoi ñu mën see xam. bisimilah teel micro bi waaw. waaw Djiby Diop Ndiaye su ko defee rek tey rek nee naa leen boo xëyee saa yoo xëyee rek li ngay njëkk a def rek li ngay njëkk a xalaat rek maanaam man tey fan laa war a xëy. waaw loolu dafa am solo bu baax a baax ndaxte booy liggéey rek soxla bu taxaw rek di nga ko mën a faj te diñ ci ànd ak dignité ndax lépp looy faj rek si sa poste lay jógee loolu dafa neex booy dimbal nit mu doon sa ñàkk rek wala mu doon sa li nga xamante ne yaa ko kiyal sa bopp dafay neex moo tax saa su ne rek dama leen di conseiller jeunes yéen ñi nga xamante ne da ngeen di toog defoo leen dara jéem leen def dara ndax balaa muy trop tard ndax nit boo tolloo si anam yoo xamante ne war nga ciy liggéey sa ndigg doole waaw war ngaa jóg nga góorgóorlu mënal sa bopp moo gën nit di la may chaque jour ngay dem si nit mu lay dimbali wala muy dimbali sa njaboot loolu moom amu fi benn njëriñ su ko defee rek Djiby ñi dem si ñi nga xamante ne ñoom ñooy defarkatu frigo yi maanaam frigoriste am naa ci élément boo xamante ne xam naa dañuy daal di dugg dañuy daal di seetaan élément bi jafe-jafe yi nekk si liggéey bi ak avancement liggéey bi ak liggéey bi lan moo si gën a neex ak lan moo si gën a naqari ñi dem rëji rek daal di seetaan élément bi rek ñëwaat. bi avancement bi mooy souvent liggéey bi bon souvent di nga am yenn clients yoo xamante ne dañ lay traiter avec confiance di nga am yenn clients yoo xamante ne tamit xam nga dañ lay traiter avec méfiance xam nga tamit ñii dañ lay xam wóolu la ñii duñ la xam duñ la wóolu souvent oui souvent tamit loolu la si am quoi. souvent tamit xam nga Sénégal tamit foofu noonu maanaam dañ fay xoolee tamit ouvrier xam nga comme yenn ouvrier yi xam nga tey boo nee mécanicien bi kooku moom boo gisee souvent da nga koy xàmmee. exactement waaw comme tamit suñu liggéey bi tamit souvent laajul yenn tilim yi quoi tamit waaw mais souvent tamit des fois dañuy tilim tamit des fois dañuy am ay chantier tilim ba pënd tax xam nga jàng bi am na solo trop mais am na liggéey yi nga xamante ne tey soo jàngulee bon doo dem parce que affaire bi léegi bon booy xool lépp c'est technologie quoi liggéey yi tamit lu bëri tamit dañ ko électroniser tamit xam nga bon il faut nga jàng bi am na solo trop. jeunes yi moom il faut ñu jug liggéey parce que xam nga bon dara gënul neex nga mënal sa bopp xam nga am soxla faj ko bañ ko wax kenn tamit loolu dara dàqu ci jeune xam nga il faut ñu jug liggéey xam nga loo mën a jàpp rek nga jàpp ko pour mënal dara sa bopp quoi foofu la dëkk bi toll instant bii nii ok. waaw su ko defee rek gis ngeen vidéo bi reportage bi ma def ak waa ji gis ngeen li mu wax ci métier bi nee na ma benn métier neexul métier boo gis rek métti na waaye moom am na amour bi déjà nee naa ko loolu daf may neex ndax liggéey booy def rek boo ci amee amour rek mu neex la liggéey boobu di nga ànd ak moom lépp loolu lu la ci fekk rek da nga koy daal di muñ nga xam ne li may def ni tôt ou tard dinaa ci gagné li nga xamante ne moom laa moom nee na ma dama doon jàng wax na ma ci li nga xamante ne moom mooy jàng baax na ci même mécanicien war naa mën a jàng muy ba ci menuisier boo liggéeykat boo gis rek muy suude muy kuy defar oto sa nan lañ koy waxee encore muy chauffeur war naa mën a jàng ndax jàng da lay jàppale ci lu bari boo jàngee tey kenn du la def loo xamante ne mooy loolu ndaxte tey mën ngaa dugg ci li nga xamante ne moom mooy oto tey imagine toi chauffeur bi jàngul nga teg dara loo xamante ne ci oto lu jàng loo xamante ne këyit la mbiri këyit la nga ñëw ñu yóbbu le police na la lii yaa ko moom nga ne moom ma ko ñu ne pourtant yow yaa ko moom ndax nii fii lañ ko fekk yow li waay teg foofu xamoo ko ndaxte jàngoo jotoo ko liir sax c'est parce que looloo la dugal imagine toi bu dee da nga jàng tey jii loolu yëpp gàllankoor yooyu dina la musal ci lu bëree bëri ndax jàng moo leen jàppale xale yi talatuñ jàng ndax wut talatuñuy jàng sama genre ji nga xam ne dañoo wut xaalis ba sonn taluñu école ku jàng ba seen rek dafay naan damay bàyyi jàng damay dugg ci métier da ngay dégg ñi nga xamante ñoom ñooy ay dëkkandoo dañ la kii xelam bi neexul bàyyi ko mu dem wuti métier avant ñuy wuti métier avant ñuy def métier nañuy jàng tamit. xam nga luy waral loolu parce que métier dafa am âge. dafa am âge loolu am na. métier dafa am âge. am na âge boo xamante ne ni jàng métier du weesu waaye ji bi doo dem ba war a yor kër di jàngi métier. mais daa fekk ne da ngay jàng defoo ci fulla. doo dem ba war a yor kër.
di jàng métier. da ngay gis borom kër gu jugee ñu ci ci métier bi dem ëpp ci nag métier bi. ñu ci ëpp nag li leen di dugal ci loolu mooy am yërmande ci seen waajur yi moo leen di dugal ci loolu ñuy gis coono gi seen parents yi di daj ngir ñu lekk yàlla boo nekk taaw nag nga am looy bañ am ay rakk am jom booy bàyyi jàng sax doo ko tey danga ciy gis ñoo xam ne seen xel yi du naqari de dañuy mën a jàng mais am yërmande ci seen yaay coono gi muy daj ak seen papa moo leen di taxal nga bàyyi jàng ngir dimbali jàng leen. Sénégal mais nag jàng lu mu la mënta may du la ko xañ nag. jibi waaw njàngum Sénégal du jeex. waaw du jeex da ngay mais boo sonn demee rek am bàyyi diplôme da ngay sonn rek bàyyi. boo te boo demee gisee am boo na gisee diplôme yoo xam ne soo ko am ne tamit da lay jàppale daf lay boo jàppale. gisee sa morom yi nga doon ñi nga xam ne ñoo la magee ay 10 ans jàng ba pare yoruñu xëy lem seeni diplôme toog da ngay découragé da ngay découragé da ngay teel a bàyyi. yàllaay maye loolu moom yàlla mooy maye. yàllaay maye gis waaye nañ ci ku jàng am d'accord. benn diplôme am liggéey bu ngande gis ci ku jàng téeméeri diplôme doo am loolu. waa xam nga lu tax yàlla mooy ñiy embauché nit ñi ñoo xoolatul ñi ku ci nekk niveau bi nga mane dañuy xool rek mbokk la sama sœuru jabar la sama frère jabar la Loolu moo am société bi looloo ko teree avancé ki ci nekk da nga koy jox la mu man ka ci nekk da nga koy jox la nga xam ne moom la jàng mais doo xool mbokk nga indi ko teg ko ci sa place te ka yor diplôme nga toog këram. effectivement effectivement. waaw loolu am na solo su ko defee rek ñu des ci frigoriste waa seen problème waaw yeeg seen yooyu lan la problème di ci nekk nee na ma avancement bi am na des fois da ngay am client boo xamante ne dale yow lay taamu maanaam tey jii comme Aïda comme day yëngu si njaay da ngay taamu Aïda parce que li muy jaay dafa am qualité moo tax nit looy lépp looy def rek na nga ko mën parce que tey jii da ngay gis koo xamante ni patron lay doon mu nekk këram soxla benn liggéeykat day taamu benn liggéeykat parce que li ngay def moom nga mën boolewoo ci benn triandage su ñëwee rek da nga koy liggéeyal loo xamante ne moom la la sant. mais parfois ñu chargé gaz frigo su bëgg mu jeex. waaw mu gaz jeex c'est parce que ñuy def liggéey boobu man dama waar bari Jóob Njaay caay-caay de. ak ñoo bëri des fois nga woo nit ki ne ko kaay defaral ma sama frigo balaa muy wan ginnaaw frigo bi daal di fay te yow fay nga ko loo xamante ne moom la la wax wuti beneen da ngay dem sànni wuti boobu. waa kay man xam nga loolu fan la may rappelé sama yaay ak monsieur le maire sama yaay bu frigo mu amee problème kenn du am jàmm kër ga waaye da ngay woo borom frigo kiy defar frigo bi rek mu ñëw rek wan ginnaaw nga dégg mu naan woo leen ma monsieur le maire sama mu ne ko moom bu gisee ni ma mu ne woo leen ko monsieur le maire frigo bi yàqu frigo bi yàq na mu ne ko xam nga lan laay mujjee da damay mujjee changer frigo mu ne ko ñi ngay woo ñoom ñoo mënul li ñuy def Oui, parce que li ngay dépensé ci dem di defaraat gaz ak yooyu loo ci teg rek mun na loo am si beneen teg man frigo. loolu affaire bi dafa ma jaaxal si ñuy defar frigo ndax loolu ñoom ñoo koy def pour gars yi jënd frigo wala Jaajëf. loolu seen bénéfice la parce que am na ñoo xamante ne duñ defar seen frigo buy kii rek buy paan rek ñu dem jënd benn mais ñiy paan moom ñi nga xamante dañuy taam seen frigo bi day taamu di paan ñoom la ñuy rey ndax chaque une semaine dañuy bëgg a ñëw sa kër bëgg a defaral la si frigo Jaajëf. loolu noonu bu ñu ñëwee rek gaz bi dañ lay naan gaz bi moo jeex nga jënd sa gaz ba pare ñu ne la lii moo jeex ngir yàlla ak yónnente bàyyi leen loolu liggéey booy def rek nee naa la bu leen def triandage ndax loolu di leen njëriñ dara dara loolu faaw ma wax ñi nga xamante ne ñoom ñooy liggéeykat yi lépp looy def rek nit ki na nga boole. mais Binta est-ce que triandage boobu kenn mën na ko jëlee ci dëkk bi. ah doy na waar Aïda. en tout cas daal ña doon jub ba tey ñu ngi jub waaye ku ci nar a nekk di liggéey naan da ngaa war a xëy suba force nga génne 10 000 francs yóbbul sa jànq ba 10 000 francs nga yóbbul sa jeeg bi ci kër ga. di nga dugg ci lu ne. di dinañ nga la ci dugg si dugal lu ne te waaw. kii nee na ma loolu booy def liggéey te boole ci triandage loolu mën na laa jàppale ci lu Triande bëri. nit ñi rek, triande waaw. nit ñi waa triande nit ñi loolu mën na laa jàppale ñu bëri parce que moom am na ñoo xam ne dañu koy taam des fois sax du dem kër du dem atelier këram lay toog rek ñu woo ko ne ko dama am sama frigo bu paan muy déplacé moto la yor mu nga demaa moto la yor mu ne mu déplacé moo lay fekk ba fi nga nekk mu liggéey la lu mu lay liggéey nga daal di ko fay xaalisam nee na loolu dafa neex parce que da ngay am sa dignité am sa ngor kenn du la yeb foo tourné rek doo am benn sens interdit ñoom la nag. waaye ñoom des ñooy fois nga defar triandé frigo yi. waaw ñooy defar climatiseur yi clim yi suñ seen gaz bi su jeexee da ngay gis ñu ñëw chargé nga taal clim bi balaa ngoon tàngoor Mu di la fay. bëgg a rey Waaw. ñu ne la chargé nañ ko waaye xaw ma lan moo day peer ak dafay génne fii yëpp nga dem joxewaat beneen xaalis am te yow li nga njëkkoon a joxe da nga ci dolliwaat bu paanaatee maa la sur ko le wax champ waaye donc ñun loolu war nañ nañ jàng cee lépp waaw. nag waaw nañ jàng lépp non loolu nag mënul nekk Binta yow nan ngay jàngee ay caméra jàng nekk télévision di dem jàngi En frigo tout nag cas, di moo jàngi gën a- suuri en tout cas, moo nga ñu gën fi a- jàngaloo ne Aïda électricien moo gën a oto. wóor te moo gën a noppal parce que tey jii da ngay yor dara nga woo nit ki fekkee benn 5000 francs moo ci dem mu ne la 15000 francs ou bien 10 000 nga francs muñ rek fay 15000
mu ngi noonu kon waaw mooy ñu dee rek. jaajëf Binta mu ngi noonu kon nag métier baa ngi noonu muy tamit liggéeykatu frigo mu am solo trop ñi nga xamante ni ñu ngi koy def ñu leen ci rendre hommage di leen gërëm bu baax ci liggéey bu rafet boobu ñuy def ñu ñëw nag ci xew-xew société bi actualité yi lan moo xew tey ci société bi Aïda nag wax ñu lan nga indi tey. waaw société bi di jibi bu ñu naree topp li fi xew lépp. mais chaque jour dara xew. mu ngi koy àdduna moom tant àdduna ngi dox chaque jour dara xew. xam naa damay mujjee gaañu. ndeyli pour gaañ. parce que dëkk bi li fi nekk. te ñun ñi war koo wax te waxuñu ko moo bari. dëgg la. di taxaw nii di jàkkaarloog ñun ñi ñuy agressé nii. waaw. nii flagrant délit. ci ba ci sa buntu kër bëccëgu dara amul guddi de bëccëg. foofu la bët yam. waaw. man gis naa. terminus de man gis naa nit dugg ci oto nga topp ko ba mu wàcc nga dóor ko barre de fer mu daanu nga jël li mu yor. nit dugg ci ruq nga topp ko ci ruq bi kenn newu fa nga këf la mu yor daw. mais taxaw nii sa buntu kër. bëccëg. waaw. nit ñi taxaw ci seen kaw étage yi di la séen te mënaluñ la dara. kenn xamatul fooy jaar kenn mënatul mucc ci gaay yi. kenn. léegi damay laaj man téléspectateur yi lay poser question bi bu fekkente ne ci sa buntu kër lañ lay agressé yow boo génnee ci mbedd mi xanaa dañ lay rey saam la loolu laa bëgg a laaj. en tout cas daal bëccëg bëccëg moom. digg bëccëg ñuy agressé nit ñi di leen sàcc dañuy bàyyi dañuy dem régie rek seetaan image bi daal di dellu si waat. xoolal gars lu ñu yóbbu rek nañu yoo xoolal Medina ane waaye noonu la waay oh gis ngeen image yooyu noonu gis ngeen li nga xamante ne nii moo xew rafetluwuma ko parce que bu ñu demee bay fekk nit ci sa buntu kër di la agressé kenn xamatul foo jëm kenn xamatul fooy muccee lan moo tax man ñi taxaw yor seeni téléphone di filmer mbooloo lañ def ay da mënoo ci non mais mbooloo bi ñu def di daw d'accord mais dama ne ñi taxaw yor seen téléphone yi di filmer lan moo tax amuñu xelu woo police. waaye foofu noo koy wooyee police. mais yaa ngi ci sa kaw daw di dem di ñëw foofu noo koy wooyee police. mais yaa ngi ci sa kaw étage di filmer. foofu balaa ngaa woo police gars yi romb dem. police balaa moo ñëw mais oto ak tànk du benn. oto ak tànk ji bi mbooloo nit nan nga ci xàmmee ba naan kii ngay jàpp kii ngay jàpp. élément bi mën a jàppandoo ñëpp. mais boo ci jàppee kenn. force nga jàpp ñi. waaye jàpp nañ ci kenn kooku door nañ ko ba muy bëgg a dee est-ce que deewul sax mu jëwul sécurité gis nga sécurité réew mi moom leen war a xoolaat. sécurité réew mi ji bi dara newu fi. ah mais yow ñoo ngi def seen liggéey. mbooloo nit buy ñoo ngi def seen liggéey mais bu ñu toogee fa ñu nekk bu ñu leen woowul du ñu ñëw parce que xamuñu li xew. xam ngeen ne làmb am na wala xam ngeen ne xew-xew am na ci koñ bu mu am nit ñi di leen fa booloo ngeen xool nan nga ñuy defee ay ronde foofu noonu taxaw ci koñ dara bu leen benn mais yow amul woon police ay yow nan ngay mbooloo nit lu mat 150 personnes di dawandoor jëm benn affaire nga ne da ngay woo police soo woowee police kan nga naan moo sàcc. kan nga naan moo sàcc. non mais gis nga bu jibi bu police ñëwee mënta jàppandoo ñëpp c'est impossible. loolu mënta ne. mënul nekk waaw. mais mën nga ci jàpp 2 à 3 personnes. boo jàppee benn sax. waaw xanaa police topp leen def. mais oto lañ yor. def civil topp leen di daw. mais bu ñu yoree seeni oto mën nañ leen a karkarloo ba jàpp leen gis nga suñu police dëkk bi lu ñu bëgg a lijjanti ci ay secondes dañ koy lijjanti. waaw loolu c'est vrai. lu ñu bëgg a régler ci ay minutes yu ndaw dañ lay jàpp. amul ma dem te ñëw parce que am nañ système boo xamante ne nii force bu ñu la tracé les pax bi dañ ciy dugg. mënoo rëcc moom. donc ñi nga xamante ne nii ngir yàlla ak yonant yi ay waay dem leen ngeen wuti métier. ay waay dem leen ngeen wuti xëy. mais sàcc ak moroomu sàccam rek ñooy ànd.
sàcc ak moroomu sàccam. yaa ngi rek nii ñooy ñi ngay àndal Binta ñiy def télévision ngay àndal ñoom tamit dañoo am association des sàcc. association des sàcc. waaw dañuy def association di xeex seen droit. ñooñu seen yaay yi bu ñu xamoon ne bu ñu juddoo noonu la ñuy mel gàcce googu lañ leen di teg. du yaa ne fi da ngay gis ku jeune bu toog di gis papam di sonn si dépense mënul am xaalis. mais mu uti métier laa la wax. métier métier liggéey am na de Sénégal ji bi liggéey amu fi waay. dama ne la liggéey am na Sénégal de yaa ngi nii xëy def sa costume ba mu baax ñëw toog ci sa plateau yor sa micro. ba ngay tànnaa sa gaay ay mais liggéey am mais tey ñooñu ne ci mbedd bi di taxawaalu bu ñu ñëwoon tey Mbour TV kenn bala ñaar ba ñett ne damaa bëgg liggéey mënuñu li ñuy def d'accord mais mën nañ leen a utal am xëy mën nañuy xëy di fomp ñu leen di fay de temps en temps ñu leen di jàngalaale ba keroog ñuy mën dëggam déet mais 500 francs di nga dem pompe yow. ji bi man jombuma liggéey di ngay def ay na rek toog ci télé bi nit ñi di ko wax ni man femme 12 métiers la man fu ma xam man yow ji bi man bu ma tegee micro bi léegi su ma génnee maa ngi ci beneen liggéey man femme 12 métiers la man nit ñi sax dañ ma koy wax naan man yow Aïda xanaa lu ne ngay liggéey mais 500 francs boo ko amee ci société bi ñu nekk da ngay liggéey 500 lu mu mën 500 lu mu mën demal nga jënd ci sa liibaru café Touba paas si jënd di nga dox ba moom bëgg a aajowul paas dee di nga dox ba bëgg seggal a sa dee café fukki Touba dërëm teg ko ay seen fukki buntu dërëm kër la nga léegi toog di nga dox force ba da ngay dee liggéey. toppal tali bi di dox rek force da ngay liggéey waaw 500 nga jënd sa café Touba 500 nga dem wala 800 nga dem jënd sa pagu ndox bu sedd ndox chasse booy yi nanguñu bañuñu liggéey buñ gisee liggéey dañuy liggéey bañu ñu booy liggéey xam nga lu gisee ñu nanguwul liggéey dañuy yenn liggéey yi waaw te yenn liggéey yi ñii ñëw di ko fi liggéey di tekki dëkkuñu ci dëkk bi xaaj bi ñëpp barki démb dañu dem man ak Zal benn reportage ñu dem société plus de 55 personnes la benn nit embauché di leen fay te pourtant ci dëkk bii la dëkk au passage ñu koy nuyu parce que dafa def keroog liggéey bu am solo liggéey bu am solo boulangerie Le Kajoor ki ko moom 55 personnes la embauché ay jeunes di leen fay góor ak jigéen mu organiser fête ngir ñaaxaat leen parce que nee na jeunesse bi boo dul waxtaan ak ñoom pour ñu bàyyi seen liggéey day yomb ndax seen moroom yi liggéeyul dañuy yàq seen xel mi lii ngay liggéey lii ngay def nii lii ngay def nii ba ñu découragé toog après la ñuy comprendre nekk kii daf ma doon yàqal mu indi leen organiser benn fête ci benn hôtel ñoom ñëpp ñu nekk fa bi ma ko posé question bi ma ne ko lan moo waral lii nii mu ne ma dama ko def tey comme genre séminaire wax leen liggéeyu boulangerie lan la ci nit war a def ban hygiène nga war a am jàngalaat leen métier bi ñu gën ko xam mu ne ma maa ngi créer yeneen embauchement yoo xamante ne ni maa ngi ko bëgg a def mais bu ma xoolee ci sama dëkk bi ma dëkk muy Mbour mu ne ma boo xoolee 55 personnes yi fi nekk yëpp 10 personnes yi ñoo dëkk Mbour ñi ci des yëpp ci yeneen dëkk yi lañ jóge mu ne ma man du ma bëgg a sax def leneen parce que damay bëgg man li may def mu njëkkee ci sama dëkk mais bu ma créer dara teg ko fi pour ñu liggéey damay obligé di jëli yeneen doomu aadama ci yeneeni dëkk pour ñu may liggéeyal mais kooku est-ce que dina am courage yu jàppale jeunesse su dëkkam mais mu ngi def ay pas mu ngi jéem ngir dimbali leen mais bëgguñu liggéey nañ ko waxte de xam nga lu ñu bëgg bu dee góor ñi xëy toog ci taatu garab gi café gi di teg di tàng ataaya ji di tàng bëgg xaalis dootoo ko defati loolu ku bëgg a tekki ëllëg booy seen rakk-rakkaat yi ñoo leen di romb gàddu seeni saak xëy ba wàcc ñu ne la jarbaat jox ma téeméer jarbaat jox ma juróom loolu ñu koy def mais bëgg luy loolu yomb ñu koy def gars yi retraité yi gars yi paa yi booy retraité yi paa xale yi yu góor yaa ngi fi ñoo koy nangu def. ñoo liggéey xale yu jigéen yi moom Gis nga leen yow. dama leen a jëllali gis nga leen xale yu jigéen yi waxuma seeni wax xale yu jigéen yi sax a tane ndax xale yu jigéen yi des fois ñu dem jënd ay carax jënd ay pochette yu ndaw di ko jaayantu bëccëg nga leen di jox ay 200 ñuy denc mais góor ñi ñu wax ko te dee ñu baal ma amuñu benn fulla utuñu xëy dañuy xëy di toog mais agression yooyu nga doon gis bërki démb agression yooyu ñu doon gis léegi ci image yi est-ce que xale yu jigéen yaa fa nekkoon di agressé te jigéen ñi lañ doon agressé ñoom góor ñi ñoo doon ak ji bi waxal ak sa mbokk yi ñu wut liggéey génn ñu lay agressé yow génn nga fii
xam nga fajar ngay xëy ci Mbour TV fajar ngay ba xëy gaaw a agressé ndax sama làmmiñ dafa rëy. fajar ngay xëy booy xëy ci fajar fii ci corniche yi Ay waay ji, man ku ma ci agressé mooy weer nga sa bopp. waxal rek da ngay wax ñëpp koy seetaan man ku ma ci agressé mooy weer nga sa bopp ci fii laay toog dinaa la yàq loo xamante ne nii doo ko fàtte te dinaa wax ne diwa ma agressé. gaa yi xam ne la te fajar ngay xëy booy xëy day lëndëm fii man duñ ma agressé parce que sama làmmiñ bi la ñuy mus. damaa rëy làmmiñ. waaw baax na man ku ma ci agressé mooy weer nga sa bopp li olof naan ku dee ci marché yaa tàggee sa bopp. waaw baax na mu ngi noonu bu nekkente ni wóol nga sa bopp rek baax na mu nekk li ñu war a waxtaanee nag parce que sécurité dëkk bi làmbu am wala xew am nit ñi di romb di nangu téléphone nit ñi di nangu seen i saak di génne seen xaalis. xale yu góor yi la bul ne ñit ñi neel xale yu góor yi. waaw di këf saabu d'accord ñit ñi. d'accord mais am na ay xale yu jigéen ñi def yooyu jibi te xëy mënoo wuti koo gis. métier. Ragal boo la demee marché ba gis ragal la xale li yu ngay góor wax yi. ni yaa koy wax jibi di ko wax. boo xale yu gisee jigéen xale yi. yu góor yi marché des fois da ngay dem nga gis ay xale yu góor yoo xam ne ay làkkat la ñuy doon dañuy gàddu seeni chassé Ndeysaan. di jaay ndox nga gis góor ñoo Waa ñu yor xamante ne pousse- dañuy yor machine laa la wax machine u ñaw teg ko ci seen mbagg yi di wër di teg pour ku am looy mais réparé ni ñawal la ay mais suñu jeune dëkk bi nanguwuñ ko xam nga luñ bëgg samedi boîte dimanche ñu nelaw ba 14h ñu yeewu fekk bool bi tege ñu añ ba suur naan attaaya waaw waxal 17h waaw ñi koy ñu dem def. match ñi koy def ngay wax ngay indiwaat ñu bàyyi ko gëm yàlla dem wuti ji liggéey. mais liggéeyam ci dëkk bi dañoo nangu wutal liggéey waaw parce que dañuy xam taamu nga yow mën nga leen wutal liggéey léegi yow man dinaa ci woo ñaar ak ñett. dinaa leen boo jël leen indee ma wutal leen xëy nga wutal waaye leen la ma xëy. leen di wutal dañ ko waaw dul nangu waaw dinaa leen woo dañ man xam na am na ñu ma ci xam balaa ñu defaat yeneen jiyee léegi dinaa ci woo ñett nga wutal leen liggéey. li may wax daal jeunesse bi mooy ñu wut métier te bàyyi agression voilà jaajëf. amul benn njariñ solution bi leen la rek ay de fu mu daanele rek man foofu laay jëlee rek damay naan jeunes yi nañu góorgóorlu liggéey ndax liggéey dafa neex ji bi tey ji boo liggéey mën nga sa soxla dina taxaw nga faj ko dara du la si fekk tey sa doom feebar nga yóbbu ko hôpital génne sa xaalis faj ko loolu dafa neex ba sa jabar am doom nga war ko jënd doo dem ci kenn ne ko dimbale parce que tey sa woykat bi wax na ko Thione Seck waaw woy na ko man loolu moom lépp woy na lépp waaw. Thione Seck moom woy na lépp lu waaye di jànkoonte rek woy na lépp ñoom ñoo dul dégloo nañ déglu woykat yi tamit ndax dina tax ñu mën a changer dafa am loo bëgg a wax xam nga ne ci wax laa dëkk waaw acca waxal ko xaaral mu yeggali rek après mu ñëw bismillah yeggali waaw. waaw tey lu la waaye dimbali rek da koy wax kon dimbali boobu amul benn njëriñ da ngay gis koo xamante ne da ngay am jabar mu jox la sa sàngam nga am ak moom problème rek mën a def lii ak laa la ba kii diw de pourtant ba muy takk jabar maa ko jox lii maa ko jox lii gars yi dimbalatuñu ngir yàlla kon da ngeen liggéey tey boo liggéeyee nga amal sa bopp moo am njëriñ su ko defee ñu daal di gërëm ñëpp sant ñëpp ñii nuyu suñu téléspectateur nga xamante ne ñoom ñoo safoo seen émission di ko seetaan saa su ne di ñu topp saa su ne suñuy defulee émission sa ñu woo la sama cousin bi Ismaïla nee na ma lënd bi da nga daw waaye ay dag ay nee na ma ay dag ji bi mayu ñu ma dédicace te man dama leen di suivre waaw nuyu ko bu baax. Ismaïla Mandiane waaw Ismaïla Mandiane Dakar depuis port borom port ñu ngi lay nuyu lu bëree bëri di nuyu waa port yow moom mu may ñu crevette waaw mu may ñu crevette nga may ñu crevette waaw nga may ñu crevette jour Saint-Valentin bi crevette lañ soxla Ismaïla Mandiane waaw yàgg madame ngeen ñëw seen couple bi dégg nga soxla nañ ko fii ak Ansou mi nga xamante ne moom mu ngi Espagne waaw non du Ansou da Silva de Ansou Goudiaby Ansou Goudiaby borom déedéet Ansou Coulibaly borom Espagne day jatu càndu Maroc ñu ngi nuyu ñëpp waa Casamance ñëpp ci biir du nuyu sama mbokk soose yi surtout rawatina Balla Gaye maa ngi lay gërëm di la sant waaw Balla Gaye la jox xanaa feuille bi pour nga limal xaw ma de Balla Gaye de moom ngeen faral la maa ngi lay gërëm di la sant Balla Gaye lay faral soose yi waaw noonu la moom laay jërëjëf faral. merci beaucoup Binta ci intervention yi nga wax ci yëpp am na solo ci wàllum liggéey lépp loo xamante ni góor war na koo def rek kon yaakaar naa ne boo leen dégloo sujet yi muy indi di ci wax di ngeen gën a am jom surtout ñiy liggéey rubrique yi nga xam ne ni moom lay indi kon tey frigoriste yi la woon ñu ngi lay gërëm bu baax Aïda ci yeggali ci sa gars yi sàcckat yi yeeg ji bi nag xanaa
ñu wax rek ci ñi nga xamante ne ni ñoo nekk ci dëkk bi amuñu métier nanguwu ñëw liggéey lu dul di agressé lu dul di bëgg ak di agressé nañu bàyyi agression te xam ne amul benn njariñ ñu dem uti métier parce que li gën a bon ci àdduna mooy dem ba doon mag ñu lay wax say jaar-jaar ngay merge loolu rafetul te kenn ku ci nekk bëggoo sa waajur ëllëg ñu di ko wax wala sa njaboot tamit di ko dégg waaw wala sa bàyyee fi defoon nangam kon nañuy bàyyi xel bu baax a baax waaye jibi Wally Ballago Seck chéri Soxna Aïdara barki démb moom it dafa def lu rëy li ñuy wax góor boo amee métier dara jomb la dafa may jabaram portable en or 24 carats la Wally Seck offrir Soxna Aïdara yow gis nga portable bi yow. boo bëggee léegi su ma paree ma génneel gis nga portable bi. portable en or 24 carats dinaa leen jox image bi ngeen seetaan ko léegi yéen téléspectateurs yi pour wan leen ne maar li muy def dara na buu ci di nuyu au passage madame Seck Soxna Aïdara waaye di nuyu bu baax a baax ki nga xamante ne mooy Layla Chef doomu ndeyu Wally waaye Mouhamed Thiès sama xaritu xol bi ki nga xam ne dama koo tippoo waaw sama yaay jooju moom lépp luñ bëgg ci moom rek ci man la dépendre su ma yëkkee sama téléphone ne ko kar mu wuyu ma ne ko lii laa bëgg mu ne ma jeex na ci yow la des madame Seck yow nee naa la portable en or jomb la waaye nee naa la lépp loo xam ne maar mën na ko rek dina la ko defal parce que xaar nga ko fa jak privé ngi ñëw de te maar da la koy may incha allah kenn du yow jërëjëf merci beaucoup jaajëf merci jërë ngeen jëf yéen ñu doon seetaan ñu ngeen jox dig daje ba suba waaye ànd ak la ñoom ñun seetaan vidéo du jour daal di jaaree noonu rek jox leen dig daje ba suba si àjjuma.